ñu nekk ci daralu sewexaay bi dinañ def lu ni mel fa Touba Toul d'ailleurs man dem naa foofu j'ai rencontré le maire donc dem nañ ñu expliquer par rapport li ñu jëlewoon foofu si wàllu doxalin ñu ne ñu dinañ fexe ba équipe bi ñu constitué war nañu fa ñu war a nekk ak yooyu yëpp local ba ñu war a dal ak combien de temps bi ñu fa war a def ak le nombre de personnes bi ñu war a mën a jël prise en charge beeg loolu yëpp waxtaan nañ seen maire donc incha allah xam naa ne ni ñuy taxawoo waa sewexaay yaakaar naa monsieur le maire Daouda Tine bu fi nekkee dina li ma wax noonu dina ko mën a dëggal suñ ko joxee kàddu ndax demoon nañ ba waxtaan ak moom ci loolu mu doon loo xam ne moom daan na ko xaar ndax nit ñi daan nañ ko taxaw di ko wax lu gën a bëri mais facteur bi gënoon a tax ba loolu mënu woon a sotti mooy problème personnel ak moyen moo ñu xawoon sonal waaye comme ñoom bi ñu waxtaanee gis nañ ne suñu kilifa yi ne li nekk ci brigade yi comme effectif bëriwul waaye dinañu dollee ay nit pour liggéey bu mën a dox d'accord nañ si loolu que ne ni ñu mën a jëlee sewexaay jox leen équipe bu fi nekk équipe judiciaire bu fi nekk di saytu wàllum sécurité beeg di jëm ci mbir yi jafe-jafe yi noonu la ñuy defaatee ren tamit bu mel noonu Touba Toul te yaakaar naa ne bu ñu ko xasee ba tàmbali tamit day continuer di wéy donc waxtaanoon nañ see ak monsieur le maire dem nañ ba foofu noonu bi ñu fa jëlee woon ci ay matuwaay ci suñu commandant de compagnie di suñu kilifa àggee nañ ko waxtaan nañoo ak maire tamit rafetlu na loolu ne loolu moom lañ doon xaar ndax moom bu ñu ko defee moom la ñuy jàppale ndax jafe-jafe yi danaan bëri des fois ñun dañaa nekk ci suñu zone ñu woo ñu par rapport ak Touba Toul nga war a déparé fu mel ni Kaba boo nekkee surveillance wala nga yaa ngi fekk yaa ngi ci zone Thiénaba nga war a déparé foofu jël sa oto daanaka balaa ngaa ñëw Samba Boy yi dinañ am possibilité def la ñuy def ba dugg ci dëkk bi dem te ku xool Touba Toul xam ne zone bu yaatu la bari ay piste maanaam fu nit mën a jaar raw dafa bari yoon yi fa nekk dafa bari gën ngaa bari boo xoolee villages yi dañoo bari seulement rek je sais que Touba Toul regroupe 96 villages si je ne me trompe pas monsieur le maire si mon décompte est bon donc vous voyez le nombre de pistes par rapport à ces villages là hein donc c'est une multitude de pistes donc la surveillance est un peu difficile mais quitte à ce que bu fekkee am na ay gendarmes yu ñu fa bàyyi yoo xam ne ñu ngi foofu di saytu wàllu sécurité bi di def ñi nga xam ne moom mooy liggéey bi nga xam ne waa sewexaay ñu ngi koy def ñu def matuwaay yëpp ba loolu na sotti yaakaar naa ne du mën a du ñàkk ay problème parce que lu waaye di def comme nit mu koy def moom dina am foo xam toujours dina am fuy am faay mais dootul bëri parce que bu amee ñuy garde guddeeg bëccëg am ñoo xam ne bu guddi jotee ñu taal seen oto nekk ci marché bi di wër dëkk beeg fépp fu waaye mën a teg juróom ak yooyu noonu ñu si bàyyi xel yaakaar naa ne sàcc yi doxalin duñ ñëw de waaye dinañ xaw a sori ndax fu ñu gis homme de tenue dinañ ne war nañoo mën a xalaat balaa ñoo def ay ñaawteef loolu moo ñu xaw a sonal loolu daal moom mooy la nouvelle touche bi nga xam ne doon lu bees pour mën a jàppale waale commune bi Touba Toul ndax loolu moom mooy seen i jafe-jafe waaw parce que bu ñu tenir en compte chaque année yaakaar naa ne difficulté day gën di yokk maire tamit mënul ñëw lu dul laaj ñun tamit suñuy kilifa la ñuy yaakaar mais nañ sant yàlla ba ñoom bi ñu toogee ba dégluñu xalaat ne kon ren war nañoo mën a def matuwaay yu waral comme ni ko waa sewexaay jëlee ñu jëlee ko ñun tamit noonu. fii la jaaykat yi di nekk fii la jur gi di nekk fii la oto yi di nekk loolu il faut ñu respecté nañ ko respecté ba suñu paree ëllëg ñu def bilan suñu gisee ne loolu ñuy defoon am na ay rëkk-rëkk beneen yoon ñu changé mais ren su ne nit dem leen fii madame da ngeen dem foofu waaw parce que du jaadu ñi ëpp dem fa kenn wala ñaar ni man dama dem su ko moom jar di gën a yoon te yoon day jëfante ak moom loolu kuy parce que defar moo ñu tax a jóg ñëpp waaw décision yooyu ñu jëluñu ko ngir soxor jëluñu ko ngir yàqal kenn dañ ko jël dañ yaakaar ne lii mooy defar dëgg la nag xam ne bu ñu ko jël war na leen woo déglu leen defuñu ko kooku njumtal mais comme que jël leen décision maanaam comme que jël leen décision mënuñ bàyyi kenn wala ñaar foofu pour ak foofu daal li ma jël comme décision mooy li commission bi tëral ànd si ak chef de village commandant brigade ñoom ñu dem sur le terrain tracé ko noonu nañ ko respecté noonu voilà. sapeur yi parfois gars yi dañuy fàtte seen rôle ci daje yi parce que fu 100 personnes daje rek sapeur pompier dafa war a nekk obligatoirement parce que dara li aussi day dajale lu bëri nit ñoo xam ne nii mën nañoo créer ay incendie ak risque bu nekk day am ci dara li te damaa xool jataay bi ni ñu waxee boolewuñu ci benn yoon waxi sapeur pompier te du point de vue sécurité am na foo xam ne bu fa tolloo rek ñëpp dinañ jaaxle parce que li ñuy utiliser ci matériel cellulosique maanaam seen mbaar yeeg seen tente yeeg yooyu ak restaurant yi ak gargote yi dañuy utiliser gaz di utiliser ay fourneau à part ñu jigéente noonu te yooyu yëpp ay danger la yoo xam ne nii mën naa secouer
population bu fay daje parce que bu amee gaz bu explosé rek ça veut dire que yu bëri mën nañoo loru foofu te loolu dañ koy négliger te lu am la ci daral yi nit ñi fu nekk la ñuy teg di jaay dajale gaz ak kii te c'est formellement interdit. bu am koo xam ne dafa nekk xëy suba teel ndikkiwul ba am malaise suñ ko dimbaliwul les gestes qu'il faut pour le maintenir en vie mën na faa jaaree loru te bu fa sapeur yi nekkee mën nañ koo jël en charge le temps ñu koy yóbbu ci structure médicale bien le maintenir en vie le temps pour kii te yu bëri nit ñaa ngi loru te ñàkk a xam lu ñu leen di dimbalee mooy waral loolu. loolu tax ma ne naa wax ci situation boobu pour ñu sóoraale loolu encore mbaar yi aussi ñu xool ban matériel lañ koy utiliser bu ñu mënee wàññi paay beeg gittax geeg yooyu moo gën bu ñu amee ay zinc ak yooyu ñu def ko c'est mieux que la paille. bu dee Thiénaba defe naa ni bi ñuy commencé di wax ci site Thiénaba booba fekk na éleveurs yi ak chef de village Serigne Ñaani mu nekk point bu am solo boo xam ni maak préfet ñi ngi ciy liggéey en tout cas waa service élevage ñi ngi ci doon liggéey mais nag dafa mel ni ren lay gën a aw yoon. préfet li may wax rek ci croisement Ngoundiane damay wax monsieur le maire ak waa sécurité gendarmerie ñu dimbali nu parce que boo xoolee li commencé Thiénaba ba keroog ngay àgg croisement Ngoundiane bu Tabaski jàllee lépp ay jàll lay doon. parce que oto bu ngeen wàcc xar yi te waxu leen ko ñu sotti leen soog a dem ci sama commune la koy sotti te loolu heure bi ñu koy sotti bu fekkee ñun ñu ngi fi du nangu ñu sotti ko mais duñ su nekk. moo tax oto boo xam dagal ngeen leen ticket ba nu wàcc seeni xar ba pare wax leen ko balaa génn commune bi mu wàccee mbaliitam saa bu ko fa wàccewul rek sama commune la koy wàcce te loolu day andi ay kii yoo xam ni bon aussi it li nga xam ne moo jéggi raay bi li jéggi raay bi croisement Ngoundiane li jéggi raay bi lépp ci sama commune la bu ko defee ngeen moytu ñoom itam ñiy def mbaar yi ci tool yi jàmbur lañ koy def parce que foofu ba kere ngay àgg presque boo ko seetee kër Assane Lo am na année boo xam ni dem nañ bay ba côté kër Assane Lo njaay maa ngi foofu mais loolu lépp ci ay tool la yoo xam ni bokkul ak marché bi moo tax comme ni ngeen ko organiser ren nga xam ne jaaykat yi nañ dem diggante tëli bi ak raay bi ñiy jaay lekk mais borom xar yi nañ ñëw ci côté daral bi loolu lu am solo la parce que nag am na loo xam ni ñun mën nañ ko saafara mais day yàq suñu diggante ak yéen parce que bu ngeen defee joxe autorisation pour ñi nekk ci daralu seew xëy ñu jéggi ba dugg sama commune ñu def fa ay mbaar ma dikk am lu ma ciy wax day mel ni day am loo xam dama xaw a naqari te bu boobaa du baax te it nag borom tool yi moom seeni tool rek la ñu am bon loolu ngeen dimbali ma ci bu baax surtout ma mbalit mi ñuy sotti ci weexu tëli bi bon aussi préfet soo ma ko mayee ma ubbil waa Thiénaba yi parce que ginnaaw ñi ngi fi chef de village a ngi fi éleveurs yaa ngi fi te bi ñuy ubbi ñoom nekkuñu fi woon ñu xam nan la ñuy taxawee bon Serigne Alassane Niang ñi ngi lay nuyu bu baax chef de village su Thiénaba Seck parce que chef de village su Thiénaba Gare mi ngi fi wan ak éleveurs yi nga xam ne ñoo nekk commune u Thiénaba comme ni ñu ko waxee léegi comme Touba Toul 96 villages la mais boo ko seetee ñëpp jaaykati xar la kon repas boobu nga xam moom la ñuy joxe repas bi tuuti na waaye fi ñu toll kun ci xaj rek jaaykatu xar lañ ko xaj du caagi ni ñëw ci daral bi rek ñoo yor xar ñii ñëw ci daral bi ci village yi la ñu jóge te am na ñuy ñëw ci daral bi di jaay si ay xar ñooñu am nañu feneen repas ngeen bàyyi xel loolu baax yéen waa Touba Toul loolu it laa bëgg a expliquer waa Thiénaba 38 villages la am ak 23 amoon ñëpp ay éleveurs la mais li ci ëpp solo mooy waa Thiénaba yi nga xam ni dañu nekk ci wetu tëli bi at mu jot ñuy jaay di ci def am solo nag dem di leb banque jënd ay xar bari nañu war a ñëw croisement Ngoundiane war a ñëw xombal du ñu agsi Thiénaba la ñuy yem parce que ñoom ay xare yar la ñu yor te ay race la ñu yor loolu moo tax état bi jël ren ay xalaat ci ndigalu sous-préfet ñu xalaat ni am na benn point boo xam war nañ koo ubbi Thiénaba tey kon Thiénaba la ak croisement Ngoundiane ak Touba Toul loolu am solo la bon wax na ko commandant léegi comme ni ni surveiller croisement Ngoundiane di ko def Touba Toul noonu lañ bëgg ñu defal ñu ko Thiénaba même ak waa service élément yooyu envoyé leen ñu ñoo xam ne dañuy toog Thiénaba képp koo xam ne am nga problème ñëw dimbali la bon lu woon jëm ci wàllu courant bi it Dieng defe naa mi ngi fi moom dina ci wax téléphone naa ko at mu jot dama koy téléphoné di ko ñaan ñu wàcceel ma mais bii nag ren day loo xam ni
obligatoire la bëgg ñu def ko parce que daral la ñu jéem ci parce que ñoom ñi ngi commencé fanaan mais am fi ñu toll ci nekkul ci sécurité parce que ci ak lëndëm la nekk di taal ay sondeel ak yu kenn xamul kon nu mu gën a gaay noo ma mën a dimbalee même bu doon tey moo ma gënal parce que nag ginnaaw état bi dafa jël décision xar bañ a manqué ñoom itam bu ñu dee sacrifier seen bopp di génn ay millions di ko def ci ay xar bon fi ñuy nekk war na am sécurité muy am lumière ba kenn du leen mën a attaque man lépp lu ma ci war man dinaa ko def parce que at mu jot maa daa jël sama engagement bopp def ko loo xam ni ñoom xañ na du léeg-léeg sax duñu ko yëg parce que bëgguma leen a tàggu am na loo xam bu ko nit dee def pour dundal njabootam loo ko ca mën a dimbale rek yàlla moo tax ngay def waaye ren moom da Dieng dama bëgg nga gaaw ci te mu yaatu aussi chef de village maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo doon def ay daral ci wetu tëli bi ay Thiénaba Gare ak feneen ma bëgg ñu def ko benn yoon bi yoon parce que moom loolu parce que sécurité mënu fu nekk mu ne fa dama bëgg ñoom képp ko aju ci Thiénaba na dem ca site ba incha allah bi bala ñu ciy dellusiwaat man dinaa xool nan laay def ba ngeen am fu yaatu foo xam ni dañ koy defar mu am sécurité am courant am lépp parce que nag réew mi day dox am réew bu dee dox da ngay dox ànd ak moom te yéen a ngi jaay seen vraiment jaay seen bakkan loolu laa mën a wax di fanaan ci lëndëm gi bon di fanaan ci wetu tëli bi kon dañ cee war a jàpp ba Thiénaba am daral boo xam ni daral bu am solo la comme ni ko ñëpp amee parce que nag état bi li mu jël mooy dañu bëgg xar bañ a manqué loolu moo tax ma bokk ci programme état bi pour jënd ay xar jox ko jigéen ñi ma defe naa arrondissement Thiénaba maag Touba Toul ñoo ci bokk te yàlla mën naa dogal bu ñu doxee ay at yu néew deetu ñu dem di jëggaani ay xar di ko andi te loolu lépp ci développement la bokk kon état bi nag bu jëlee décision boobu ñun itam war nañ ko cee jàppale ba benn côté boo xam ni sécurité bi dina mën a nekk ñu nekk benn côté ñu mën ñoo surveiller benn problème bañ a am mais su kii nekkee fële kee nekk fee kee yeew ci buntu këram kee yeew ci buntu këram vraiment man bu boobaa du ma ko mën a res te lépp loo xam dafa jóge ci état bi jëm si ci daral bi su boobaa kii yeew buntu këram du ci bokk loolu moom fii laa leen koy waxe kon képp koo xam ne bëgg nga jaay xar demal fee nga xam ne fa lañ def tànt ya fa la sécurité bay nekk nga andi fa say xar jaay ko tey ren du ma may kenn courant fu dul fële loolu moom dinaa leen ko teel a wax parce que bëgguma ñu jóge fii nga dikk comme ni ma doon def daaw wàcce fii courant wàcce fële courant ren moom du am dinaa la ko teel a wax parce que képp ku ñëw ni la wàcceel ma courant te jaarul ci man amul sama ndigal. ma tontu tuuti tamit le représentant ki fi teewal restauratrice yi que ni sur le choix de l'emplacement des restaurants bu du problème mu ay fii ngeen war a nekk ginnaaw raay wala kanam raay mais l'année dernière on avait des problèmes parce que da ngay xool ñoo xam dañuy tëj seen ñam duñ ko tëj jaxasoo xar yi jaxasoo lépp te bu événement bi xasee ba démarré mënoo ñëw ni restaurant bi jógal fii mënoo ni borom xar bi jógal fii dañ ci am problème bu rëy restaurant yi ñëw kaas ki dafa ñëw tafu sama kaw xar yi poussière bi et tout ça te comme képp ku fi lekk ci yéen lay lekkee te def naa ni ñam boobu su amee contamination rek problème mun na am souvent def naa ni kenn dootul nelaw moo tax cette année ci ñu obligé ñi nañuy def ñi benn pàcc ñi nekk ci wàll bi ñu nekk ci wàll bi ku soxla xar dem ci xare ku soxla restaurant ñëw ci restaurant yi def naa su boobaa au moins risque yi dina mën a wàññeeku looloo tax mais c'est pas un problème de ginnaaw raay kanam raay peut-être pour ñu mën a ñëpp bokk defar ba mu baax moo tax ñu def ko l'autre aspect mooy la mairie tamit boo ñu ngi waxtaan ci wàllum xar yi nga xamante ni dañuy ñëw sur place du ñu indaale bakkan wala soit ñuy dee sur place loolu tam nee naa su nekk en phase de putréfaction bien avant ñu koy suul nañu war service d'hygiène ñu désinfecté ko sinon y a des facteurs de risque l'autre aspect booy tamit mbalit mi bon daa on avait vu que ni mbalit mi dañ ko dafa xawoon éparpillé wu tas benn mu ren dañu bëgg ñu am au moins ni benn emplacement ku tour def sa yàcc xar pare nga ñëw def fa mbalit mi chaque 48 heures wala 72 heures le service d'hygiène dina fa jaar désinfecté ko après cela suñu paree ñu xool moyen bi nga xam ne dañu ko fa mën a jëlee wala soit dañu koy enfouir ñu xool li ñoom mais l'essentiel que chaque 48 heures service d'hygiène dina fa jaar wala 72 heures désinfecté ko xaar bi ci dem en phase de putréfaction tamit ñu jaar fa désinfecté ko bien avant ñu koy suul wala ñuy ut beneen moyen de transport bu ñu koy yóbbee. suba la luuma bu jëkk ci mois tabaski xam nañ suba Touba Toul moom dina fees dël ak jëndkat ak jaaykat wax naa ko kolo ci CDD bi ci jafe-jafe yoo xam ne duñ koy am fi nga xam ne fi la ñuy jaayee xar yi ndaxte camions yi di ñëw foofu gaari fi xar yi fi ñu war a jaayee xar yi moo xam ñi indi xar pour jaayee la après bu ngoonee ñu charge war seen xar yi dellu ñëw Ngoundiane moo xam ni aussi dañuy ñëw pour ñu jëndee ñu charge yóbbu te gendarmerie doom moo ñëw na dimbali ci organisation boobu parce que chauffeur yi dañuy ñëw gaari seen camion dem
boo ñëwee doo fekk chauffeur bi camion rek nga fay fekk te doo mën a boo fekkee camion doo mën a pousse camion du ko fa déplacer. Bon ñu bëgg demee parce que demee je pense bien que luy ami Touba Toul la bu ñu yéexee avant 9h fépp fu ñu war a jaayee xar camions yi dañu fa gaare kon dafay laaj au bon matin ñu am l'intervention de la gendarmerie bu ko dee maintenant que ñu dimbali benn oto du gaare ci foraay bi nga xam ne fa la ñuy jaay troupeau yi ku wàcc sa troupeau génn foraay bi lu ko mooy parce que foofu aussi la day favoriser càcc gi nit na laqoo oto sàcc xar jàmbur moo tax ñoo bëgg foofu ñu vider tous les camions ou bien tous les véhicules yoo xam dañoo ñëw soit pour wàcc xar toog xaar soit pour ñëw pour sàcc xar bu ñu génnee ba pare loolu aussi il faut ñu interpeller la gendarmerie. li ma ci dolli aussi mooy xam nga Touba Toul moom kan wax na ko léegi bu Tabaski bi commencé rek am na influence ci lépp ci banditisme ci tout li nga xam ne par exemple di ñëw Touba Toul toog fa durant toute la période de la Tabaski moo xam ne ñu nekk ci boîte de nuit yi ci gargote yi nga xam ñoo nekk foofu les clandestins di fa nekk bu guddee ñu am lu ñuy def loolu aussi il faut que clandestins yi nekk foofu ñu def ci ay mesures yoo xam ne di veiller ci clandestins yooyu parce que lépp lay nekk bandi yeeg tout ci clandestins yooyu yi nekk Touba Toul la ñuy nekk te clandestins aussi dafa xaw a isolé wu te aussi que dafa lëndëm ba mën nañu def foofu lu nekk waaw li gi des aussi mooy ñooy jàpp ne Touba Toul la semaine bi précédé tabaski bi xam nañu luuma du fa amaat la plupart luuma du amaat su fekkee tabaski dafa di une semaine bu ñu organise luuma diggante bi du fa amaat mais la plupart ñëpp ñi nga xam ne du ñuy jaay Touba Toul soit ñu am ay mouton ay mouton mooy xar yar yi dañuy bëgg jóge Touba Toul ñëw nag yokk mbooloo Ngoundiane bu ko dee maintenant que mu gën a am problème oui parce que dañuy jàpp ne bon Touba dootu amaat marché te bu ñëwul Ngoundiane du ñu jaay bu ko defee maintenant ñëpp dañuy jël seen charrette ou bien jël seen matukaay pour mën a ñëw Ngoundiane samp foofu durant toute la semaine qui précède la Tabaski c'est pourquoi que ren ñu xalaat semaine bi précède Tabaski bi mu dekk marché boo xam ne tous les jours lay doon nga xam ne képp koo xam ne dafay yor xaru yar au lieu ngay déplacer dem Ngoundiane di fekk Ngoundiane ci semaine boobu nga mën a rester Touba Toul loolu aussi que mu nekk loo xam ne dañ ko préparer ren jël toutes les mesures yi nga xam ne dina mën a permettre Touba Toul ak ñu dekk Réfane ñu dekk Kessambakan ñu dekk yooyu yëpp képp ku indi woon xar nga yem foofu mën a jaay sa xar durant toute la semaine qui précède la Tabaski bu dee aussi dañu am des mesures de sécurité ñu ne mën a permettre au lieu que di ñibbi bu leen neexee ñu fanaan parce que ñu ko bëggee en face de l'autorité municipale ci bayal boobu xam ne moo ne en face de l'autorité municipale xam ne dañ ko mën a électrifier au moins que ñoom ñu mën a rester foofu durant toute la semaine qui précède la Tabaski loolu aussi que initiative bu ñu jël ren pour éviter que les vendeurs di def la navette entre Ngoundiane et Touba Toul li ma ci doolu aussi que kan wax na ko léegi ci ñi nga xam ne par exemple dañoo war a envoyer foofu une dizaine d'éléments ça dépend bon ak nu mu mën demee moo gën bañ ko fa indi nous avons préparé les locales pour les accueillir bu ko defee aussi ñu prendront en charge durant toute la période bi nga xam ne moom la Tabaski bi laaj ba Tabaski passé ñu ne leen jël en charge uniquement aussi pour sécuriser toute la commune dans son ensemble parce que aussi wax nañu ne Touba Toul a beaucoup de pistes doo bëri ay pistes waaw on a construit beaucoup de pistes à l'intérieur sa jaar daw dafa yomb lool waaw moo tax bu amul sécurité rek te fii nit ñoo toll commune boo xam ne presque les carrefours la boo dem Tivaouane bu neexee jaar fi boo dem Saint-Louis bu neexee jaar Touba Toul foo bëgg di dee bu neex nga jaar par Touba Toul kon loolu dafa nekk loo xam ne il faut que ñu gën a renforcer la sécurité pour que au moins que veille ñu mën a wecc ci population et leurs biens. weer bi dee na te suba la samedi ak dimanche maanaam nit ñi dañuy ñëw di jënd lu bari ci samedi bi ak dimanche bi te ñoo nga fay veillé te vraiment xale yu am qualité lañ ndax daaw seen contact ak commandant brigade bi ak seen contact ak ñun daggul benn yoon. am na ñu fa ñëwoon di sàcc ñu yëg ko wax ñu wax ko commandant bi am nañu sàcc ay xar ci ay village ñëw foofa ñoom ñu nangu ko téye xar yi ñu woo gendarmerie jébbal leen ko kon xale yu am courage fa nekk yu dëgër yu baax te itam kenn ku ne xam na ni daralu Ngoundiane bi ak daralu Thiénaba bi léegi benn la parce que bu commencé jaay xar amee boo jógee Thiénaba ba Ngoundiane fépp xar la route nationale bi lépp xar la kon point de vente yi léegi presque taxaloo na
ñu encouragé xale yi nag ndax vraiment ay jàmbaar lañ te bëgg nañoo liggéey ñu ñaan ñu jàpp leen ci wàllu sécurité commandant brigade Xombal nag seetaanul Thiénaba waaye ñu ngi ñaan mu gën a renforcer sëriñ baa ngi ñaan mu gën a renforcer sécurité bi ndax itam képp koo xam ne nii tabaski jub si na itam la ngay gën a xalaat mooy wàllu sàcc am na ñu yéex a jënd xar pour bañu jël ko am na ñoo xëy duñu am fu ñu ko def ñuy ñaan rek commandant brigade mu gën a saytu Thiénaba te di ko wër corniche Thiénaba guddi gu jot temps peut-être tabaski mu wër corniche Thiénaba dugg ci biir dëkk bi xoolal dëkk bi ñi nga xam itam ñoo association éleveur bu fa nekk Ibrahima Diop mi ca la bokk moo ko jiite ak Moussa ñu moo tax ci bii dem bi ma association préfet wooyee laayen woo avertir leen ñoom nañ fi teew fi nag ànd ak Baye Sang muy sunu coordinateur chef de quartier yi ak Baye Ndiame Gueye mi nga xëy itam moo yore réseau bi muy am lu am solo nag réseau bi fi mu toll nii li muy jël nii day dem ba ci net bi fi mu toll nii kon lu am solo la mi ngi lu ñuy liggéey bi Thiénaba kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di ñaan daal bëgg nañ ko taxaw daal te taxaw bi gaaw jàppale xale ci wàllu sécurité wàllu ndox ak wàllu courant. ci kaaw Touba Toul monsieur le maire man dafa am benn kii bu ma fa constaté parce que boo jógee sa kër di dugg si ci dara foofu des fois dafa am ay saret yoo xamante ni bi dañ fay tekki te bu saret yi tekkee foofu yoon bi xat na xataay boo xamante ni bi saret mbaam yeeg affaire yooyu des fois mën nga bëgg a génn mën nga fa def plus de ay minutes yu bëri doo mën a génn parce que circulation bi day bouger parce que saret mbaam yi dañuy dugg ñiy dugg ak ñi tekki ci yoon bi foofu itam bu fa benn élément mën na taxaw boo xamante ni bii dina tere saret yi tekki foofu dina am solo trop en tout cas ci problème mu commandant Xombal beeg yooyu parce que ñun bon sécurité bi mën na bañ a demee noonu mais ñoo ngi yoon sàkku itam bu fekkee ni chaque 48 heures mën nañ fay ñëw rond guddi si demaat ba ñu xam ne nit ñu ngi fay ñëw comment sécurité bi ñu ngi fay ñëw itam dina am solo. sécurité ñun moo nekkoon suñu problème kuy élever mouton de race xam nga ni doo nelaw kuy jaay xaru 1 million wala xaru 1 million et quelque foo ko defee sa biir kër dootoo nelaw donc ñun problème sécurité surtout moo ñu gënoon soxla la gendarmerie ñu ngi def seen liggéey man dama leen di gis la nuit dañuy ñëw patrouille yëpp dama leen di gis bon 2 ans yële passé sonnoon nañ trop ci vol de bétail bi mais il a fallu que ma regrouper les jeunes ñu waxtaan ma ni leen léegi ñii sàcc du ñu bàyyi sàcc mais ñun ñi moom suñu alal li mu jaral nit pour mu ñëw jël su ko nañu ko jaral pour ñu téye suñu alal ci loolu nag il faut ñu organiser wu xool ni ñuy def ñun ba sàmm suñu alal police ak gendarmerie ñu ngi liggéey mais mënuñu buntu kër bu nekk ñu taxaw fa c'est pas possible mënul nekk donc ñun aussi il faut ñu organiser wu ci laa jóg jël booy j'ai fait 40 villages avec eux fexe ba am connexion village yëpp fu nekk ñu am seen numéro téléphone ñu am suñu numéro téléphone pour au moins fu ñu yuuxoo sàcc village yëpp ko à la fois ñëpp génn su boobaa dinañ fexe ba kii sàcc peut-être du rëcc du bàyyi sàcc mais bu sàccee ñu jàpp am na booy bu ñu fi jàpp il y a 2 ans de cela depuis lors nag affaire bi fa la yem mais taxul ñuy nelaw 40 villages yi ñu def yëpp ñu ngi nii j'ai le numéro de téléphone léegi nag sur ça période tabaski bi ñu ngi ñaan toujours rek gendarmerie bu ñu mënee continuer defal ay quelques patrouilles parce que ñun ci kii bi la ñuy fanaan ci tali bi la ñuy fanaan avec les moutons mais ñoom bu ñu mënee quand même tamit di continuer les patrouilles de tabaski jeex dina baax. xale lii ñu organisé am na solo ndax dara yàgg na fi waaye nii nga ko taxawoo maire jàppale leen ci yàlla jëm kanam ndax nit ki kat dañuy wax ne mbéy ci sa wee tànk li ñuy jógee fi dem Ngunjaan wala ñu dem Touba Toul wala feneen bu amee fii Thiénaba dañuy sax kon moom mi la jàppale wala lii mën a tax yàlla gën a jëm kanam nu ngi gën a bàyyi seex ndax kilifa ga wax taxam lu dara sa ñaana jotal na ko su nuyoo nu ngi koy siyaar nu ngi koy balaax bu nu étiquette ni ani kii restauratrice yi dañuy fat ñuy sàcc loolu amul xëy na li nga wax ni commission bi bu ñu dogalee ak nangam ci laa ni la ba ñuy réunion ni dañuy dogal la ñu waroon a woowaale ak kii restauratrice yi ña nga ca dëkk ba wala ñu ngi ca ci village ci yeneen an dëkk yi wër leen ñu ñëw fekke réunion bi xam ngeen décision lañ fay tëral ndax man mii ba ne diggi tabaski jot na chef de village ngi duma ba ma fen ak Baye Modou ma ne leen yéen xam ngeen ni jigéen ñi dañuy liggéey teel leen a wax ci réunion ci daral bi ngir ngeen teel a implanté jigéen ñi ñu xam fu ñuy jaayee ndax jigéen ña fa nekk ñu mbaar mu ciblé ni sama mbaar la ak beneen mbaar kooku bu tabaski jotee bu tabaski jeexee yépp ma nga fa ki yor mbaaram nag di fa jaay avant tabaski
ba tabaski fekk ko fa mu continuer fay jaay nga ne ko da ngay jóg dem te ginnaaw raay ba man loolu laa wax de kooku dafa yàgg ndax moom bu fa daral amul ma nga fa su fa daral amee ma nga fa mu samp mbaaram léegi mu sampee mbaaram léegi ñu ñëw ni ko da ngay jóg dem fekki ñee nga xam ne ñoom événement leen bee indi dañoo mujjee ñëw waaye bu chef de village ne man maa bañ a jóg ak keneen te ñeneen a nga fa ndax am na ay jigéeni naar yoo xamee ne noor ak nawet ña nga fa te ña nga mbaar ci sama wet te ñoom nee nañ bu même bu daral bi jeexee fa la ñuy resté di jaay te buñ leen yóbboo fële bu daral bi jeexee ñu rangé waat seeni bagage di dellu si waat du leen arrangé. aliments yi jógee ministère ñu ko jàppale les points de vente nañ ci boole jagal loolu mooy premier point beneen bi mooy na leen façon rek dimbale te leen wàcceel courant ndax ñoo am mën am sécurité ñetteel bi mooy brigade bu Xombol nañ leen jël en compte ci point yi ñuy war a sécuriser nañ si boole aussi Thiénaba bu baax ñoo su réglé pour Thiénaba pour le moment ñu taxaw ñu am courant am sécurité am électricité quoi ñett yooyu yaakaar naa du jafe parce que yore courant bi mu ngi toog dégg na ko maire dina jël en charge di si war sécurité bi jigéen ñi dégg nañ ko dina jël en charge di si war kon nag ñu ngi encouragé wàcce na ba pour ñu développer ëllëg ce point de vente ba ëllëg mu mën a toll ni yeneen ni toll xëy na rek di waaje ko ndax ñu am une zone boo xam ne c'est affecté à ça parce que dara tamit day am espace bu ñu ko affecté waaw doo jël point rek bu jege tali bi mais espace la boo xam ne dañu koy affecté délibération ñu ne lii daral ga waaw ñoo xam ne mairie moo ko créé ndax ëllëg bu mën a développé ñu mu waree di encouragé bu baax ñi yore élevage foofu di leen xamal ne ne si mbiru sécurité bi Thiénaba wax ñëpp la sax sécurité moom à la kuliyal ñi yore jur gi nañ si participer lii nga wax sànq mooy sa alal da ngay participer si sàmmal ko sa bopp c'est tout à fait normal waaw su ñëpp defee noonu rek day jàmm day am parce que wax nga ko gendarmerie ak policiers yi mënuñ teg ñëpp mënuñ kër gu nekk rek ñu teg fa gendarme kon ki yore sa alal yaa ngi ko war a mën a sàmm sa alal xool noo ko surveiller 24 heures sur 24 mais li leen di digal rek mooy les comités de vigilance yooyu ngeen créé nañ xam seen limite xam ne duñ gendarmerie duñ police bu ñu jàpp di dóor bu ñu toroxal waaw en même temps ñu arrêté ñeneen ñi nu lay war a arrêté gendarmerie ne am na kuñ jàpp kaay leen jël si ko ñoom ñu jëli ko teg ko si yoon mais buñ defal seen bopp justice loolu rek la leen di recommandé sécurité boobu tamit valable na pour Touba Toul parce que wax ñëpp heureusement que la brigade de Xombol a déjà pris les dispositions n'est-ce pas ren dinañ ko sécuriser ñi sécuriser sa waxaay côté boobu donc c'est réglé mais pour Touba Toul monsieur le maire wax nañ ko avant nga ñëw waxaa nañ ko sa kanam mooy le marché de Touba Toul il faut que ñu gën ko organiser sànq nii waa sa waxaay def ba vendredi passé tëral un plan de circulation et d'occupation de l'espace il faut que mu am aussi à Touba Toul waaw te loolu mairie bi rek moo ko mën a dogal si ndimbalu nag brigade gendarmerie waaw xamal ne marché bi ni lañ ko organiser fii la camions yi di gaare waruñu ko passé fii la ñuy jaayee jur waruñu ko passé fii mooy restaurant yi fa ñu war a mën a nekk su ko mairie bi dogalee avec la commission des marchés ba ngeen dogal ne loolu mooy am nga jox ñu ko ñu appliqué ko ah mais ñun mënuñ ko dogal commandant mënu ko dogal yéen a ko dogal yéen a dogal marché bi ni leen ko organiser ni leen ko tracé su ko defee nag si la leen waa gendarmerie ak si service yëpp service d'hygiène mën a jàppale ba ñu mën a wéyal loolu nga xam ne loolu la mairie bi dogal pour Touba Toul on a beaucoup évoqué le cas des enfants conducteurs de charrette xale bu am 7 ans 8 ans 9 ans di dawal charrette si marché bu toll noona dina encombrer circulation bi parce que dafa xamul xale la loolu je crois que aussi côté boobu moom lañu góorgóorlu rek commandant pour jéem a appliquer la réglementation. voilà waaw non il n'y a pas d'autre solution c'est d'appliquer la réglementation xale bu ñu gis muy dawal charrette ñu wàcce ko jël charrette bi fourrière jeex na tu le fais un samedi le samedi suivant kenn du ko dawal. dinañ fexe daal ba suñu jotee une dotation en aliment de bétail ñu fexe ko séddale compte tenu de l'importance du cheptel qui est mis en vente parce que aliment boo ñuy joxee nguur gi di ko joxee si période tabaski bi dañ koy dimbale les points de vente joxuñ ko pour éleveurs yëpp déedéet point de vente yi lañ ko jox su fekkee ne point de vente Thiénaba 1000 têtes moo fa nekk Ngoundiane am 25000 têtes Thiénaba see waxee am 100000 têtes ñu mën a yemal dotation donc li ngay am da nga koy diviser compte tenu de importance cheptel li am solo rek moo ñu bañ a fàtte kenn te ku nekk li nga am nga xam ne laa léegi que ndimbal bu jóge si nguur gi
Donc pour Touba Toul, je crois qu'on prend en compte vos préoccupations. Voilà, hein? C'est un grand marché. J'en ai en permanence pendant la période de Tabaski. Voilà. Les problèmes de circulation et autres, à vous de les régler en relation avec la brigade de gendarmerie. J'ai une décision rek ne auto yi fi la ñuy garé mbalit yi fi la ñu koy tour on applique. Voilà. Pour ce waxay wax nañu problème de toilette mobile. Démb en CDD, on a fait le plaidoyer. C'est du matériel qui est disponible au niveau national, à Dakar. Le préfet du département va en faire la demande. Votre maire aussi, je sais, il en a déjà fait la demande. On va appuyer pour que, au moins, pour Rennes, nous ayons des toilettes mobiles. Nous savons que nous avons fait. Mais nous savons que si nous avons fait, nous avons une charge. Les toilettes, nous avons fait vidange régulièrement. Nous avons surveiller aussi. Donc, ce aussi, si nous avons il faut que la mairie ait les dispositions nécessaires en lançant avec le service d'hygiène pour que les toilettes aussi soient utilisées de façon efficace. La sécurité, je crois qu'on n'y revient pas. Le commandant de brigade a déjà pris toutes les dispositions pour ça. Pour les sapeurs-pompiers, votre présence est indispensable. Nous voyons comme commandant. Femme témérine rek wanam sapeur. C'est vrai. Mënuñ am marché yi am solo yu mel ni Touba Toul les samedis c'est waxay en permanence te du am sapeur pompier il faut stationner parce qu'à tout moment on fera appel à vous man li ma gënoon sax mooy ngeen di circuler di sensibiliser parce que su mbaar yi xasee ba installé wu fu nekk ñu fay toggee gaz yi nekk fii ñax mi nekk fii mbaar yi nekk fii pour bañ a am jéey sax que les éléments de sapeur di circuler si biir sax di mën a conseiller les gens pour prévenir sax mooy gën foraay bi nga xam ne UEMOA daf ko fa def depuis 2 ans ou 3 ans te kër occupé wu ko day fa bëgg ren xam ne sax élevé xajuñu fa mais mu am ñu fa dugg moo tax tey léegi su ma tëjee réunion bi dinaa ànd ak waa Ngoundiane ànd ak agent technique yi ak commandant brigade ak sapeur service d'hygiène ñu dem xool foraay bu bees ak éleveurs yi dem xool ko ba xam lan mooy jafe-jafe ba xam lan lay mën def ren ji ba mun ko occuper ba nga xam ne ëllëg su madame le ministre de l'élevage di ñëw nemmeeku si foraay yu Ngoundiane bi ñu mun ko fa yóbbu moo gis ne kat loolu fa état bi Sénégal def si niveau UEMOA éleveurs yi bëgg nañ ko mais nag xëy na éleveurs yi am na luy ñaxtu xëy na tuuti na war nañu ko yokk war nañu fa def lii war nañu fa def lii mais bëgg nañ ko waaw ni suñu la defalee teranga bu mel noonu doo ko sànni dara la nga wàcce am fu mën a jëndee xar déjà c'est important waaw te xar yi baax na macha allah waaw léegi nag li des rek mooy ak gën ko organiser waaw mais ren moom incha allah li point de vente yëpp di am gën ko am waaw suñu joxee aliment de bétail seen mbéy dina si am wàllam saba yàlla sécurité bi gendarmerie dina fi jaar di leen di sécuriser courant bi monsieur le maire jël disposition yi pour que Sénégal wàcce courant bi je crois que loolu la fi état bu def waaw di ñaan rek marché bi di gën développé jëm kanam incha allah beneen bi xalaaw une question peut-être daral bu bees la te tey lañ commencé wala démb donc li ngeen gis nii fii ci xar am na yeneen xar yoo xam ne dañu génn ci village yi bu wër côté sécurité lan lañ leen ci mën a jàppale carrément donte wax nga ko mu gën a non côté sécurité bi li ma wax rek mooy réunion lañ jógee léegi commandant bi kat bu Xombol moo yore zone bi dégg na ko jox nañ ko ndigal pour que mu jël disposition yi si war pour sécurité bi muy yóbbu ci yeneen marché yi mu indi ko fi ci point de vente bi ba ñi fi nekk di jaay xam ne gendarmerie bàyyi na leen xel nañ ñu sécuriser waaw ni muy gën a bëri na sécurité bi di gën a yokk waaw loolu moom incha allah. ci côté encouragé jeunesse bi ndax lii boo gisee population bu Thiénaba moo koy wax muy commune bi. moo tax may wax. seen i kër lañ ko yore. mu nekk loo xam ni vraiment lu am solo la. mais yan taxawaay lañ war a taxaw pour que rek état jàpp ci. ba ñu gën a mën a may moyen. mais li ngeen def nii lii la état bëgg état Sénégal su sañoon benn xar du jógee Mauritanie wala Mali di fi ñëw Tabaski xar yi ku ko xool xam ne xaru Sénégal ay sénégalais ñoo leen toppatoo ba ñu mel nii kon lii la état bëgg actuellement association des maires ak état du Sénégal ñu ngi liggéey si lu mel nii en tout cas même maire Thiénaba am na ay xar yu mu jot ak ay géniteurs yu mu tas si biir commune bi Touba Toul am na ko Ngoundiane am na lu mel ni lañ bëgg éleveurs yi sénégalais yi yore seen bopp ay xar jeunesse bi di ñeme ut ay projet actuellement am na ay financement yu am muy PAPEJ di ANPEJ
di la DER bi ñëw nii nan nit ñi def seen ay projet dem uti financement def lu mel nii su ko Sénégal yi bëri defee rek su ëllëgee kenn du uti xar feneen. Sall Diagne au conseil des collectivités territoriales te mu mel ni amal ngeen comité local de développement bu njëkk tamit ak innovation bi am Thiénaba di point de vente bi nga xam ne léegi ci wàllu autosuffisance en mouton wax nañu ko muy ay xar yoo xam ne fii lañ ko yaree ci biir réew mi ak tamit li nga xam ne rek programme état la di jàppale rek pour askan ku nekk rek mën a am Tabaski li ni mel tey lan la ci maire bi àddu ak jafe-jafe ci wàllu sécurité ak ci wàllu cet bi yëpp. ndax xanaa di sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamina parce que boo xoolee lii tey ci Thiénaba di nga xam ni Thiénaba dëkk la boo xam ni ñi bokk ñi développé Sénégal ci la bokk lii rek moo mën a génnagul parce que ak seegun ci Tabaski gi te sécurité bi doyagul waaye xar yi nga gis fii xar moo ci gis yaayam mi ngi ci kër gi kon Thiénaba jëggaani woon ay xar pour mën a jaay pour Tabaski te lii rek la état bi soxla kon li ñuy ñaan rek mooy état bi gën ñoo jàppale te it defe naa loolu ci la nekk parce que lii mësul am bu fekkee dama koo ñaan pour ñu may ma ko dinaa ci sant yàlla baax di sant sous-préfet di sant préfet département aussi di sant ministre bi te it du ma ci yam maa ngi ñaan bis buy ñëw seew xëy mu taxaw Thiénaba def ci escale xool Thiénaba li nga xam ni moom la ñuy def ci réew mi te am naa yaakaar ni comme li ko préfet waxee maa ngi ci ay xalaat parce que xam nga Ila Touba day dem mais Thiénaba Tivaouane day dem mais ci milieu bi foofu laa bëgg a créer benn daral bu bees am naa partenaire bi ba pare daral boo xam ni dañuy jël lu war a mat 12 hectares yoo xam ne lu bon 6 yëpp dañ koy miire nga xam ni benn xar du taxawaalu mais xam ngeen ni pour ma am daral day yomb ci man parce que man maa fi am site boo xam ni fu la neex jaar parce que nag jaaykat yi li gën ci ñoom mooy ñu nekk foo xam ne suñu génnee seen i xar am fu nu mën a sàmme mais nag nekk foo xam mënoo sàmm vraiment kooku day indi ay problème mais incha allah bi ñu ngi ci xalaat yi parce que réew nii lay doxee aussi ñu ngi sant chef du village su Thiénaba Seck Serigne Alassane Niane parce que nag moo yore dëkk bi ànd ak man ci lii war ci ndigalu Serigne Thiénaba waaye nag kooku moom éleveur la boo tànnan ci biir ay xar yi nga xam ni moom chef du village bi moom la moom li may ñaan nag mooy damay ñaan sous-préfet di ko ñaan préfet di ko ñaan chef du service yi même président Macky Sall maa ngi ñaan xar yi nuy Tabaski ren nañ ko jënd Thiénaba parce que nag maire Touba Toul maire Ngoundiane at mu jot dama leen daa jàppale fab chef de service ànd ak ñoom dem di jënd foofu ay xar tey nag Thiénaba ubbi na dama ñaan ñoom ren seen i xar nañ ko jënd fii ci Thiénaba pour éleveurs yi mën a xam gis ci seen bopp mën a xam ni état bi vraiment ñu ngi leen di jàppale aussi